Chers amis internautes ñi nga xam ne yéen a ñuy suivre ci Lissibir TV chaîne bi nga xam ne bàyyiwu leen dara saa su ne mi ngi ñëw ak yéen ci ay fànn yu bees tàq ñu ngi leen di nuyu ca fi ñu leen daan nuyoo tey nag ñu am mbégte ak contentement di ñëw ak yéen fii nga xam ne mooy terrain football bu Soprim ak ndaw bu ñu ràññee loolu ci diwaan bii rawatina nag ci wàllu football Pape Diop mii nekkoon gardien de but équipe nawetaan bu ASC Soprim di bii la gox bi muy yeewoo tey nag mu organiser tournoi bu am solo invité ci mbokk footballeur am yépp ak ay kilifa yu am solo. Assalamualaikum kilifa gi ba ñu lay nuyu d'abord di la ziar. Lissibir TV maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu seen téléspectateurs yi man la Youssoufa Niang maa ngi jógee Grand Médine ñëw participer en tant que parrain si finalu jeune Soprim yi. waaw final boobu ci loolu la ñu wax parce que ñu gis nañu final bi tey Pape Diop mu jël parrainé la final bi parce que c'est pas pour rien mu parrainé loolu nga mën a wax ci loolu noonu. waaw Pape dama koy remercier bu baax sant ko bu baax. Le fait que commune Patte d'Oie ni mu yaatoo ñu bokk ko ñun ñëpp vraiment seq ay teraanga seq lu rafet ma dëkk ba Grand Médine mu am ñu bëri ñu mu mënoon parrainer tournoi bi mais mu fekk ma foofu ñëw ne nañ ko partager donc li ma si rafetlu rek mooy initiative bi mooy c'est-à-dire xam na ne ñun commune bi ñëpp dañu war a dajaloo nekk benn pour njariñu commune bi donc loolu laa si njëkk a jàng donc di ko remercier parce que loolu aussi dina permettre ASC ak ndaw yi gën a jaxasoo. ndax dafa am lien yu rafet yu muy commencé tiise yoo xam ni war nañ ko mën a am parce que nous sommes toujours ñun à Grand Médine donc tey dañu war a commencé di ñëw fii ñoom ñuy ñëw si ñun su ko defee yooyu dafay permettre sax bu ñu tolloo si ASC wala si ay nawetaan tension dootul mën a am parce que day fekk nit ñi séq ay jàmm yoo xam ni lu rafet rek moo am seen diggante donc lii nag lu ñuy rafetlu la bu baax a baax a baax. waaw ñu gis ni tamit leader nga biir APR benn bokk yaakaar ñu xam ni tamit ñu yëg ni tamit ni da nga bëgg a nekk maire lan nga mën a gis nañu tamit jeunes yi ainsi def nañ la confiance parce que c'est pas pour rien gis ni surtout jeunes yi fi mu toll nii c'est pas pour rien ñu jox la bopp ainsi lan nga leen mën a promettre bis bu la yàlla defee ba nga jël maire bi. waaw non pour mairie bi nag defaguma ci déclaration donc defaguma déclaration ci loolu waxaguma ci daan parce que dafa am lu ñuy xaar ndax dañu nekk ci coalition xam nga nekk ci parti bu ñuy wax Alliance pour la République nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar. war a am confiance président de la république xaar ko moom mi nga xam ne mooy jiite Benno Bokk Yaakaar donc teewul nag ñu ngi koy déglu mais teewul ñu ngi def lu ñu war mooy chaque jour mobiliser la jeunesse mobiliser les jeunes et les femmes waxtaan ak ñoom ak cas de figure bu munti am ñu mun a dem gagner loolu nag duñ si jóg te jàpp naa ne li manqué ci commune bi daal waaye li nga xam ne war nañ ko defaraat ci commune bi loolu je pense que buñ ci tolloo dinañ ci wax bu baax a baax instant yi wax dëgg yàlla bëggaguñ ci sori. waaw parce que dafa am loo xam ne kilifa bi moo ko moom te dañ ko bëgg a jox suñ ko joxee nag ba pare après incha allah rabi dinañ décider mais lépp solo daal ñu ngi essayer mobiliser tout le monde autour de l'essentiel ñëpp ñu xam ne lii jëmale commune bi kanam ci loolu lañ leen war a woo te ci loolu lañ leen di woo incha allah rabi ak formation bu ñu munti demee bu soobee yàlla suñu borom. waaw gis nga kontaan nañ bu baax a baax ñu ngi lay remercier bu baax a baax macha allah merci beaucoup. bëggoon xam tur bi lu waraloon si teewaay fii tey ci journée Pape Diop. maa ngi tudd Mama Koli dëkk Grand Médine accompagné Youssoufa Niang ñu parrainé ko bés bi waa Lissibir TV ne maa ngi leen di nuyu bu baax a baax sama teewaay nag c'est juste pour accompagner sama leader ndaxte ñu ngi ci commune bi waa Soprim def seen événement tuddee ko mu nekk lu nice lu rafet tamit donc ñu ne ñun nañ ñëw pour accompagner ko ci activité bi loolu mooy suñu teewaay ci bés bi. salaamaaleykum. soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax. ça va
waaw na ngeen def ça va bien. bëggoon xam lan mooy waral sa teewaay si bis bi ñu gis ni bis bi Pape Diouf organisé nii tey tuddoo leen ko yéen ñi ngeen nekk ay jigéen ay yaayam ñu bëggoon xam lan ngeen yan kàddu ngeen ko mën a sànni. waaw Bintu Dia laa tudd nekk présidente des femmes APR bu Grand Médine ñëwoon fi accompagner sama responsable Youssoufa Niang ànd ak tamit jigéenam Ngone Mbeng mu nekk marraine bi aussi Youssou nekk parrain bi ñuy wax rek rien n'est au hasard parce que Youssou ak Ngone ay doomu ndey lañu kon buñ jëlee bés bi marraine leen ko duñu def rek lu dul ànd ak ñoom gunge leen si ànd ak ñoom ba lépp jeex bu soobee yàlla ba lépp sedd di ñaanal équipe bi tamit que le meilleur gagne. voilà que le meilleur gagne comme ni nga gisee ñoom dañoo ñëw soutenir seen parrain ak seen marraine mooy nii am sama côté nii marraine bés bi nga xam ne Youssou moom la jël tuddee ko bés bi moom la ñu fas yéene dégg suñu micro moom wax ñu moom tamit lan mooy xalaatam ci bés bi maam yaay maa ngi. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal di kontaan trop si seen teewaay fii si bis bi nag doon bis bu mag pour waa Soprim yëpp ak waa commune Patte d'Oie ndax Pape Diop di sama doom di sama lépp franchement jagleel ma bis bi def ma marraine bi parrain bi nekk Youssoufa Niang di sama frère di sama camarade de parti am taxawaay bu am solo ci commune bi franchement man sax tey moom wax dëgg yàlla sama yaram bi neexul torop moo tax waral sax sama retard bi nii mais lii mënuma ci ñàkk a teew wax dëgg yàlla Youssoufa Niang moom mënuma def lu dul di ko sant bu baax a baax ndax jàppale na jeune commune bi yëpp responsable yi bari nañ fi nag macha allah mais man daal yàlla def na daf ma def jigéenam ñu ànd di liggéey fii ci commune bi liggéey bu rafet mu am taxawaay bu rafet man nag mën naa wax sax ni xam nga nekkuma Dakar laa dëkk nag mais liggéeyuma sax Dakar mais lu bari lu ñu war a dox rek pour femmes yi surtout pour xale yi muy sumi moo koy dox am ci taxawaay bu rafet nag macha allah may ñaan yàlla nag suñu ànd bi yàlla yàggal ko te mu sax si barke Seydina Mohamed Pape mii tamit moom bis bi ma koy sant bu baax ndax ku gore la macha allah ndax commune bi bari na ay responsable mais mu ñëw jiital ma maak Youssoufa Niang loolu mu mënuma lu dul di ko rafetlu waaw di kontaan tamit ci délégation Youssoufa Niang bi yëpp ñëw rawatina sama sœur Bintu Dia wax dëgg yàlla moom it sama sœur bu baax la lu bari loo xam ne Youssoufa daf ko war a dox te xëy na du am jot bi moom mii lay yebal macha allah moom it mu taxawal ko taxawaay bu rafet man daal tey bis bi ñàkk fi taxaw sax wóorul waaw. ñu ngi lay jaajëfal. macha allah kontaan nañu bu baax a baax. ok gis ngeen ko moom tamit ci marraine yi la bokkoon macha allah gis ngeen kàddu yu am solo yu mu jugal te ñu ñëwaat fii gis nañ fi yeneen parrain boo xam ne ñoom tamit Youssou da leen jagleel bis bi ok voilà moo nekk nii moom tamit Youssou muy frère am da koo jagleel bés bi tuddee ko moom tamit duñ def lu dégg ko micro mu wax tamit lan mooy xalaatam waaw ñu ngi leen di fay bu baax a baax waaye ici biir TV. voilà ñu bëggoon xam tur bi ak lan moo waral sa teewaay bi. waaw di kontaan si tuddee bi ñu tuddee final bi trop sax ndax suñu rakk Pape Diop moo organisé tournoi bi te lépp da ko organisé pour le bien de la cité invité ay suñuy naataango ak suñuy dëkkandoo yeneen quartier naataango invité leen pour ñëw participer si tournoi bi dans le fair play pour ñu ñëpp ñu jeunesse bi ñëpp ñu gën a xamante gën a miinante nekk si jàmm àndoo si jàmm quoi xam ne Sénégal tamit ñun jeunesse bi ñu ñoo ko moom ñoo ko mën développer te sport gis naa ni facteur de développement la facteur boo xam ne dina boole jeunesse bi ñu regroupé bu baax a baax la ndax sport moom noonu laa ko gisee warul féewale mais dafa war a boole jeunes yi ñu bokk ndey bokk bàyyi gën a xamante gën a miinante boo ëllëgee sa morom lu mu am rek ñeneen jàppale ko ci waaw. lu am solo la dégg mu ne di jeunes yi léegi li mu facteur sport bi facteur de développement la te moom tamit ci parents yi la bokkoon ñu bëggoon xam tey nii parce que li yomb jeunes yi përi lu ci bëpp comme moom xel bi mu am ni peut-être ñeneen ñi xam amuñu ko boo bëggoon tey nga bëggoon jox solution yeneen jeunes yu mel ni comme moom ñu organiser ay tournois dans les vacances lan nga leen mën a jox. waaw comme ni nga ko waxee rek di lancer un appel à la jeunesse xam nga wala ni réew mi. suñu réew la ñu ñoo ko moom te ñu ñoo ko mën a liggéeyal ñoo ko mën développer suñu bopp comme li may wax nag li may faral di wax rek bàyyi say wewu tànk balaa ngay jéggaane feneen nga tàmbalee fi nga dëkk ba pare xam nga cité bi encore une fois suñu cité la commune bi suñu commune la
département bi suñu département la te ñun jeunesse bi ñoo mën a ku ne fi nga ne nga bàyyi fa sawar noonu liggéey pour sa gox jëm kanam sa quartier jëm kanam te bu quartier yëpp fekk see noonu bu quartier yëpp jëmee kanam defe naa ne commune bi dina jëm kanam bu commune yëpp jëmee kanam réew mi si boppam moom mooy naat. waaw amee côté maa ngi fi am benn jeune bu tudd Sirati mu nekk doomu Parcelles Assainies jeune bu mel ni moom mu ci mel ni Pape moo organisé tournoi bi yëgal leen ko aussi ñëw fii seen teewaay lu ma def loolu bàyyi leen ko moom mu nuyu leen wax leen lan mooy teewaay bi. waaw delloo ziar rek ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen ziar bu baax. ñu bëggoon a xam tur bi d'abord lan la ak lu waraloon sa teewaay fii nii tey. waaw man Mouhamadou Siraju Wele la maa ngi dëkk Cité Impôts et Domaines benn acteur de développement donc liñ fi suñu teewaay tey mooy dañu ñëw soutenir suñu frère suñu xarit suñu doomu ndey mooy Pape Diop mi nga xamante ni moom moo organisé tournoi bi tey. mu invité woon ñu si moo tax ñu ñëw teew si pour gën ko jàppale apporter ko suñu soutien ci li nga xamante ne mooy tournoi bi mu organisé te gis nañ ni am na réussite macha allah ñu ngi koy encouragé bu baax di ko félicité di ñaan yàlla na ko yàgg di teewee ko saa bu ko defee dina profité si jeunesse su commune bi yëpp. macha allah waaw dégg ngeen lu am wax ni kàddu yi am solo Pape moo organisé tournoi bi ñu ñëw fii pour soutenir ko en même temps ñu gis ni tamit da nga nekk jeune boo xamante ni da nga déposé candidat pour être maire parce que gis nañ tey ñi jeunes yu ci bëri peut-être mun naan esprit bi nga am ne amaguñ ko ñu ci bëri ñu ngi uti xaalis wala ñu ngi def business yow nga ñëw ne da nga porter volonté pour nekk maire soutenir sa quartier et cetera est-ce que loolu c'est naka la dikkale. waaw je pense que loolu ku si nekk am nga si droit tey je pense que mairie bi pour ñëpp la. donc képp koo xamante ne citoyen sénégalais am nga droit aussi apporter sa contribution ci commune bi donc boo yaakaaree ni war nga mën a réussir mission boobu noonu aussi que am nga âge bi am nga volonté bi aussi je pense que war na mën a nekk donc li si des nag aussi ay liggéey la xam naa incha allah bis bu ñu jullee tabaski ba noppi dinañu lancer suñu mouvement comme ça après dinañu annoncer li nga xamante ne mooy suñu candidature de façon officielle incha allah. waaw incha allah mu nekk d'ici très bientôt dina lancer candidature officielle am macha allah. ngeen gis ni sama wet ni muy kii taxaw ni mooy Pape Diop moom moo lépp li ngeen gis ni tey moo ko waral moo organisé tournoi bi tuddee ko ay parrains ak ay marraines bu baax a baax Pape Diop ñu ziar nañu. waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax. ñu gis ni tey jii da nga organisé tournoi parce que mun naa ne lu def nga lu rare parce que si ay jeunes nga te jeunes yu ci ëpp. amaguñu esprit boobu souvent ñu ngi nekk ci business wala def leneen yow nga jël say morom organiser leen tournoi ba tey ñuy dem ci final bi noonu idée boobu noonu lan la la di. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa mbokk internet yi ñuy seetaan si la chaîne bi waaw mais kontaan rek parce que lii ba ma koy organiser dama toog nii rek xalaat ni nawetaan amul te jeunesse ñëpp ay jour lañu comprends nga ma xalaat lu mel ni. taxawal ko samay mbokk jàppali ma samay waa koñ jàppali ma waa cité Soprim ñëpp jàppali ma kon nag ñun nag ay joueurs lañ ay anciens joueurs lañ quoi dëkk fi cité Soprim dëkk ku mel Padois yaa ngi joué championnat Ligue 1 ba Ligue 2 ba nii bàyyi nañ football mais li lañ mën a organiser pour suñu rakk gis seen bopp quoi loolu intention boobu laa jëloon. waaw ñu gis ni intention boobu nga ci jóg mais est-ce que organiser bi tamit facile woon na est-ce que amoon na ñu nekk si ginnaaw ñoo xam ne jàppale nañ la ba yegg si fii nii tey jii. waa début bi. ak nii métti woon na mais lépp dama ko dénkoon yàlla ma am sama nit ñu baax ñoo xamante ne ñu ngi nii ku mel ni Youssoupha Niang Adja Ngoré Mbengue Mara Diouf waa ngi dégg ñoom doon nañ ñoo xamante ni jàpp nañ si boo commencement ba léegi ñu ngi si jàpp bu ma demee bay découragé sax ñoo naa man non téel day métti man rek maa fi nekk si terrain bi di tracé terrain bi tax fii pendant 1 mois et demi man rek maa fi nekk mais dama xam ne nit lépp looy dugg rek boo su àndalul ngëm rek du sotti mais lépp ngëm laa ko defee ma xam ne lii kat maa ko mébétoon te mama nit ku ne amoon lu sa kàddu moo tax ma jëm ba am lii ma am nii tey te di ko sant yàlla def delloo lépp suñu boo xam ne moom moo waral lii. ok macha allah comme ni nga ko déggee noonu ma nee na moom dafa am initiative bu am solo la def bëgg nañ xam te ak dëkkandoo yi ainsi. waaw avant tout dañ jégalu rek di leen masawu parce que lii dafa metti parce que dëkkandoo lu si yonent bi wax dem nañ ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ko yaakaar ne dëkkandoo day donn kon nag ñun mun ay jullit lañ xàkkan kon nag ñun loolu dañ koy bàyyi xel donc dëkkandoo dafa sew moo tax ku nekk dem naa sa kër tàggu la ñaan la jégalu la même dem si guddi ku nekk dem naa sa kër fëgg la ñu kontaan tamit rafetlu luy ne xam ne ñun ñoo dëkk si booru terrain bi kon lépp loolu ñu ñaan da leen koy may parce que suñu doom ngeen cité bi ngeen dëkk fii ngeen yoroo fi ngeen màggee moo tax ñaan ndaw boo nekk si koñ rek joxal ñëpp cër parce que yu mel nii moo tax boo organisé yu mel nii am na nit koo xam ne boo ko rombee di ko nit ñi consolé ko kon yaay wala defoo ko kon parent lu si munti am rek ëllëg boo xewlee day taw courage bras de seetaan te loo soxla si moom rek mu tëj portom
kon nag ndaw ñi dañu war a bàyyi xel ci parents yi képp nit koo romb rek nga nuyu ko c'est que moom jàmm parce que on sait jamais quoi ëllëg lii moo waral lii quoi mais di leen jégalu encore une fois di leen baalu àq parce que jom ba léegi jàpp nañ si comprendre nga bal yi day dugg si biir kër yi ñu dem joxaat ma ko te am na ñoo xamante ne bal duggoon seen kër duñ ko joxe kon dañuy santaat yàlla rek xam ne ñun doomu cité bi lañ amuñ leen lu dul commune Patte d'Oie di gërëmaat tamit ñi ma jàppale si bis bi muy Adja Ngone Meng suñu parrain mi mag bi muy Youssoufa Niang Mara Diouf ñu doon ñoo grand ñoo xamante ni si commune bi lañ nekk doon ay jàmbaar yoo xamante ni doon ay leader APR yoo xamante ni lépp fu ndaw soxla si commune bi rek di jàppale ndaw ñi pour ñu am ay xëy jàppale ndaw ñi pour ñu nekk si loo xamante ni lu neex yàlla la kon lépp loo xamante ni tuddee nañ leen ko te ñu nekk ay jàmbaar dañuy ñëw boole leen ñoom si bis bi moo tax ñu jagle bis bi jagleel leen ko parce que loolu ñoom ñoo ko liggéey moo tax ñoom ñoo def loolu quoi waaw. parce que ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax. waaw ñu ngi lay remercier bu baax kontaan nañu bu baax a baax maa ngi ci waaw ñu amaat fi beneen jeune aussi boo xam ne dafa ñëw fii soutenir Pape ci final tournoi bi jàmbaar ziar nañ sëñ bi ñu ngi ziar bu baax a baax. war nga xam tur bi tey naka la ak lan moo waral sa teewaay. waaw maa ngi tudd Babacar Diong ñu gën ma xam si mbay ba ñëwoon tey teew si final bi nii parce que soo c'était suñu responsable le responsable politique Youssoufa Niang moom lañ parrainé. léegi ñu ñëwoon pour accompagner ko en tant que responsable jeune homme aussi foog ñu ñëw ñun tam ñu teew accompagner ko ci bés bi loolu waroon suñu teewaay tey. waaw macha Allah ñu gis ni moom jeune la tey parce que li mu def xalaat nii tey pour naa ne jeunes yu ci bëri amaluñu xel boobu noonu lu toll ni tournoi final mu organiser ko ni tuddee ko ay yéen ñi ay copains mu invité leen lan ngeen ko ci mën a yokk ak lan ngeen ko ci mën a wax. waaw ba duñ def lu dul tout d'abord di ko ci remercier parce que comme ñi fi nekk bëri nañ. moom mu taamuñu ci aussi loolu dañ def lu dul di ko sant di ko gërëm aussi di ko gën a ñaax pour ñu continuer ci lancé bi parce que comme ni nga ko waxee rek ndaw ñi bëri nañ ku ci nekk ñu ngi ci leneen ak leneen moom mu choisir li sport xam nga dañ ne sport dafa baax ci yaram tàggat yaram day defaraare xel aussi sport lu baax ci doomu aadama la tey soo ñëwee di dox ci loolu noonu tamit duñ def lu dul di ko ci accompagner di ko remercier encore une fois ci parrainage bi nga xam ne defal nañu ko. léegi mu bëggoon nañ xam ne comme que jeune nga yow it comme moom te gis nga temps bi dëkk bi ni mu xaw a demee boo amoon solution boo xamante ni mën nga ko apporter au moins jeunes yi quelque en 2 mots ou 3 phrases lan lay doon. samay moroomu ndaw mooy dama leen di wax ni mooy ndaw day am yar parce que yar soo ko amul doo mën a tekki ci àdduna doo mën a jëriñu sax bay jëriñe gis nañ fi ay événements yi ñu weesu muy yàq-yàq yeeg yu bëreeg yow te loolu noonu la ay ndaw ñoo ko doon def te loolu noonu du doon lu ñuy rafetlu ci suñu dëkk parce que ñun ndaw ñi ñun ñoo war a téye dëkk bi pour ñun la parce que ñun ñoo koy téye ji ëllëg tey suñu yàqee li nga xamante ne suñu alal la léegi après ñun ñoo ciy perte ñun ñoo doon ay perdant di ñaaxaat ndaw ñi rek ku ci nekk delloo ci waat sa xel ànd ak yar ak teggin accompagner gouvernement bi nga xam mu ngi fi nekk di liggéey ñu accompagner leen wa ku ci nekk sa ay su jeexee après keneen ñëw ñu accompagner waat ko je pense que ndaw loolu noonu la ñuy xaar ci moom.
waaw ziar nañ. waaw grand waaw ñu ngi dolli ziar. ñu wax tur bi naka la. tur bi Ousseynou Togala mais ñëpp si doublé lañ ma xamee quoi doublé. ñu gis ne tey defoo ngeen match bu am solo ni bu xawoon difficile tuuti nii lan nga mën a wax ci match bi d'abord. waaw match bi moom joué nga si fair play quoi joué nga si fair play waaw match métti na trop moom mais joué nga si fair play yàlla suturaal ñu may ñu ndam ñu gagné quoi parce que au début ñëwoon nañ 1-0 par la suite coup franc lañ am égalisé dugal match bi métti après ñu demee ba tiro bi nag yàlla def ñu gagné par série. waaw ñu bëggoon xam ne tey nii lan nga lay conseillé sa gars yi nga xam ne sa adversaire nga xamante yéen a doon joué match bi yàlla def ni tey yéen ngeen jël ko lan ngeen leen di conseillé. waaw sama adversaire yi sunu ay gars lañ ñëpp xamante nañ benn lañ parce que day xoolal yàgg nañu fóolu ay match amical suñu terrain police yàgg nañu fóolu ay match amical match yëpp parce que ñoom ñooñu dóor deuxième match rëpp ñooñu dóor 2-1 quoi match rëpp léegi nag match xam ne du yomb quoi ñun pour maa ngi waxtaan seen capitaine Dodge naan ko ñun moom est-ce que xam ne kenn duñ dóor ñaari yoon muy ree ma ne ko non leer laa kenn duñ dóor ñaari yoon mais moom far yàlla def ñu ñëw gañe quoi ba ziar nañ lu baax a baax waaw ñu gis ni maa ngi am sama côté ni góol bi fii nii ziar delloo ziar wéeru waay tur bi naka la tur bi Papi la waaw ñu gis ni tey joué ngeen match boo xamante ni c'était pas trop facile lan nga mën a wax ci match waaw jeune match bi neex moom match bi métti loon parce que dañoo dajewoon match de poule gars yi dóor ñu 2-1 léegi nag foog revanche yu am quoi te revanche bu fu mu am rek daanaka loolu du yomb quoi moo tax tey moom suñu bakkan lañ si tegoon quoi waaw gis nga seen bakkan ngeen si tegoon lan ngay wax tey seen adversaire yi nga xamante ni seen adversaire yi waaw xanaa di leen encourager rek di leen wax ni moom peut-être beneen mën na amaat quoi yàlla na leen si yàlla defal xam nga sutura quoi waaw parce que ay jàmbar lañ tamit de ay góor lañu moom jeune match bu neex sax di leen encourager rek macha allah merci beaucoup di leen féliciter waat moo dugal tur bi grâce à moom moo tax gars yi gagné tey nii grand ziar nañ waaw delloo ziar sëñ bi ñu ngi lay bëgg tur bi naka Serigne Mouhamadoul Moustapha Samb ñu gis ne tey joué ngeen match bu c'était pas facile te yàlla def ni tey yow yaa mujjee door tiro bi mun na ne grâce à toi moo tax gars yi ngeen jël coupe bi nii lan nga mën a wax. waaw loolu di ci am contentement rek parce que tamit match yi nii ku ne bëggoon na ko jouer quoi bii bi tamit ku nekk bëggoon na ko gagner sa équipe match jànk lañ joué dañ tasante woon ak ñoom ñu gagné ñu premier match final bi tamit mu ñëwaat demee nii looloo dañ ciy fier tamit di ci gën a kontaan bu baax a baax. kontaan ñu gis ni tamit dajaloo ngeen ñoo xamante ni seen i frère la seen i confrère seen adversaire yi lan nga leen di mën a wax. waaw ñooñu dama leen di wax di courage parce que football moo demee nii da ngay gagné wala nga perte surtout final mais ñoom il n'est pas démérité football nañ ba fii ndax ku ñu mënee ci final nga aji ko yombul daal waaw suñuy frère lañ yàgg nañoo football ak ñoom ba suñu koñ sax dañu daan football ak ñoom kon nag tey lépp benn la daal en plus itam di remercier waa Soprim di remercier waat Pape Diop. ci tournoi bi mu def ndax parce que sportif la suñu waay la ñun ñëpp lii nii lu baax la dina feeñal jeune talent yu bari parce que ay xale rek lañ ci gis mu joué tamit waaw di leen bégee daal. ziar bu baax waaw delloo ziar. merci beaucoup. tey maa ngi nii am sama wet beneen gars boo xam ne ci match bi la bokkoon gars ziar na. delloo ziar maa ngi lay delloo ziar. bon tur bi naka la. Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye gis nañ tey joué ngeen match boo xamante ne c'était pas trop facile joué ngeen te donné ngeen vous avez donné tout ce que vous avez yàlla def ne tey ne seen adversaire jël coupe bi lan ngeen mën a wax d'abord ci match bi lan ngeen mën a wax ci match bi. bon li mu mën a wax ci match bi mooy bon def nañ ci li ñu mën quoi donc le football est ainsi fait donc ñetti résultat moo ci am te fii nii ñaari résultat moo imposé wu donc on a joué contre une équipe boo xam ni xam nañ bu baax parce que yàgg nañ di football te match de poule ñoo bokkoon poule ñoo leen gagné woon match bi. Donc on savait que ça n'allait pas être facile. Donc voilà, ni la mënoon demee quoi. Et qu'est-ce que vous leur dites actuellement vos adversaires parce que ils ont pris lan nga leen mën a wax. Bon di leen féliciter encore une fois comme sànq féliciter naa leen di leen féliciter encore devant les médias. Donc c'est une très bonne équipe. Donc on se connaît donc on est ensemble. Donc di leen féliciter di leen voilà encourager pour la suite quoi. Ouais. Ok merci lan nga mën a wax tey ci Pape bi nga xam ne moo jëloon initiative bi nii organiser leen tournoi ba tey ñu dem final lan ngeen mën a wax ci Pape. ah Diop moom maa ngi koy sant di ko gërëm donc ñoom moom amuñu fayam quoi parce que regrouper des équipes pour lii nii 8 équipes la au départ donc jëm ba ci final bi ñaari équipe moo des donc li ñuy ñaan ci regroupement mooy ñu tàmbale ko ci jàmm ñu eggale ko ci jàmm donc ça a été comme il avait nommé au départ. Tournoi fair play la donc gis nañ fair play donc Diop ñu ngi koy sant di ko gërëm aussi parce que lii un jeune comme lui donc vraiment mu am initiative bu mel nii donc franchement on ne peut que le remercier encore une fois. Merci beaucoup. Ok allez. Du courage, merci. Allez, merci. Allez.
waaw ñu gis ni tamit gars bi nii ci joueurs yi la bokkoon te tout à l'heure gis nañ gi penalty daf ko dugaloon daf ko dóor ñu annulé ko gars yi ziar. c'est ma delloo ziar. waaw lan nga mën a wax d'abord ci penalty bi nga xam ne da nga ko dóor ñu annulé ko d'abord. man daal lu ma ci mën a wax daal penalty bi moom yéeme naa quoi ma taxaw ma sax lu tax mu annulé ko parce que man damaa ñëw balaa may agsi bal bi ci laa taxaw dóor parce que góol bi gis naa ko bu muy déplacé moo tax ma taxaw freiné tuuti dóor bal bi quoi mais moom nee na man naruma taxaw dóor bal léegi normalement dama kaa naroon reprendre pour dóor mais moom joxuma sens de reprendre man loolu laa comprendre. waaw si def yàlla def na tey seen adversaire yi jël coupe bi et vous êtes des jeunes comme eux donc lan nga leen di mën a wax. bon man lu ma am comme conseil tournoi boo ko defee pour réunir nit la quoi du pour tas nit yi quoi comme que lii dafa dem ba am nañ nekk benn rek comme que li fair play tournoi fair play la doon benn pour en cas quoi bu ñu demee feneen ni mun a tase mun a nuyonte genre yooyu noonu quoi. si macha allah merci beaucoup grand. mbokk internet yi comme ni ngeen ko gisee li si biir TV seen chaîne bi nga xamante ni bàyyiwu leen dara saa su ne nii la ko fas yéene defee li si biir TV suivez vos passions.